ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne bii di xalaat TV ñu leen di dalal ci seen jàngatu bés bi di baalu àq ñëpp di baal itam képp koo xamante ni mës nañ fi jibal ay kàddu yoo xam ni touché na la sa biir xol wala mu offensé la di ci profité aussi di jaale njabootu kilifa diine yi dëddu àdduna fan yi biñ ci gën a ràññee mooy bu Papa Cheikh di xalif général Medina Baye muy perte bu rëy ci umma islamique bi waaye itam pour tarixa tijaniya di jaale également ci dëddu àdduna Baye Ndiaga Diop doonoon chercheur bu mag ci yoonu murid rawatina ci maam Cheikh Ibrahima Fall bari na ci ay personnalité yu dëddu àdduna fan yi ñu leen di jaale seeni njaboot waaye itam mu laaj benn taxaw seetlu donte dundu doomi aadama ci suñu borom la dépendre mais dafa di guléet ci biir réew mi ci diir bu gàtt ay personnalité di dellu ci seen këru dëgg te ci ban période la tombeel mooy période bi ñu tëjee suñuy frontière digganteeg yenn dëkk yi nga xam ni daan nañ fa dem di faju ji loolu mérité benn taxaw seetlu buñ ci noppee def itam benn taxaw seetlu ci lu jur coow li fan yi rawatina kaaw Mame Matar Gueye ak sortie bi mu defoon te mu heurté communauté chrétienne pas dellu si waat ci kàddu yi parce que fitna moom lu koy fay moo gën li koy xamb mais def ci benn taxaw seetlu boo xam ni mat nañu dégloo ko xel te bañ koo jëlee xol daañu wax aussi ci beneen cas muy coowal journal Les Échos ak attaque bi ñu subir te ñu ne ay Moustarchidine ñoo ko def gannaaw ba journal bi bindee ni seen njiit muy Serigne Moustapha Sy dafa amee Covid-19 mbir yooyu yëpp nag la ñu fas yéene tënk tey ci vidéo bi waxtaanee ko muy benn round-up boo xam ni dinañu permettre ñu aborder quelques sujets yi nga xam ni dañu occuper actualité ci biir réew mi fan yi comme niñ ko jibalee woon ci suñuy njëlbeenu kàddu cas bi ñu njëkkee mooy suñu kilifa yi wala ay personnalité ci réew mi yi dëddu àdduna fan yi dëgg la bakkan moom suñu borom moo ko yor te saa yu ko soobee mu def li mu jàpp ni moo gën ci jaamam bi mais bu weesoo ndogalu yàlla bi dina am solo ñu posé wu la question ñun Sénégal fan la ñu toll ci wàllum paj parce que bi coronavirus duggee suñu réew njàqare bi gën a mag mooy naka la ko suñu bërëbu fajukaay yi di gérer d'autant plus que kenn mënatul dem faju ci bitim réew ba moment bi ñuy wax ak yéen Union européenne boolewul Sénégal ci réew yi nga xam ni doomi aadama yi daañu mën di dem ak dikk maanaam képp ku amoon habitude di dem bitim réew di faju ji parce que Sénégal amul jumtukaay yi war mënatoo génn fi mu ne nii fii ngay des di dundee yaakaar wekk lépp ci loxoy suñu borom pas parce que suñu médecins yi dañoo incompétent déedéet Sénégal bokk na ci réew ñu gën a naw ci qualité ak compétence jëm ci wàllum santé c'est pas pour rien suñu doomi réew yi seen xam-xam màcc ci wàllum santé ñu leen di solliciter ci université ak organisation yi gën a mag ci àdduna bi c'est pas pour rien boo demee faculté de médecine bu UCAD nga fekk fay nationalité yu bari ñëw di jàng ci Sénégal mais problème bi mooy ñun amuñu logistique bi war waaye itam limu médecins yi doyul par rapport ak suñu population ni muy augmenté woo loolu mooy vrai problème suñu système de santé te li mu jur mooy bu la yàlla mayee yenn dayo yi nga am les moyens da ngay préférer di dem bitim réew ngir mën a faju parce que lépp lu la manqué Sénégal di nga ko fa mën a fekk tey bu ñu jëlee kilifa yi génn àdduna fan yi duñu lim kan ak kan la mais bari na ci ñoo xam ni avant ñuy tëj frontières yi daan nañ am habitude di faju bitim réew parce que lañ fay wuuti amul Sénégal ba moment bi ñuy wax ak yéen nii am na ñu war a génn réew mi dem suivre seeni traitement bitim réew mais mënuñu ko parce que dëkk yu bari tëjal nañu seeni frontières lan mooy conséquences yi nag ñun ñëpp ñoo ko gisandoo bu la yàlla dimbaliwul tuuti mara day taali Sénégal parewul pour faj la amuñu plateau médical bi tax sénégalais bu ci ne moo xam tawat goo mënti am doo soxla dem bitim réew ngir jotaat sa wér-gi-yaram donc tey bu amee lu war a nekk priorité ci biir réew mi donte moo waroon mës a nekk priorité mooy xoolaat suñu système sanitaire malheureusement nag moment bi ñu ci waroon jóg ñoo ngi ci ay tabax ay arène nationale à 38 milliards di defar ay terre à 800 milliards ñeneen ñi nee nañ dina ëpp 1000 milliards ci loo xam ni du priorité maanaam loo xam ne bu amul du tey sénégalais yu dund tey milliards yi ñu def ci terre bi réglé woon na lu bëree bëri ci système sanitaire bu Sénégal tey conséquences yaa ngi nii yow mii sénégalais mënoo am paj bi war sa biir réew mais boo amee sax ay moyens pour génn Sénégal dem faju ji bitim réew mënatoo ko fi mu toll nii ci réew mi ngay des ba yàlla def li gën neexul dégg mais fekk ay fan gëmuñ ni rythme bii dina wàññeeku xanaa suñu borom def ci sutura te li waral loolu lépp nag mooy yeneen réew yi ñoom jamono gi ñuy liggéey di investir ci wàllum santé ak yeneen secteurs yi nga xamante ni mu ëpp solo cim réew ñun ñi ngi caaxaan da ngay seet rek centre des opérations d'urgence sanitaire bi docteur Bousso jiite 50 millions kese lañ ko jox comme budget maanaam ni muy fonctionner 50 millions kese la ko nguurum Sénégal jagleel même montant boobu noonu la ñu jox mbandkat yi maanaam fecckat yi ñu bañ na ñoom duñ ko laal ndax duñ ko xeeb maanaam xaalis bi fecckat yi xeeb moom la ñu jox centre des opérations d'urgence sanitaire bu Sénégal moment boobu noonu ñoo ngi jox communicateurs traditionnels yi 110 millions de francs CFA sans compter yeneen centaine de millions yi ñuy jox artistes yi avec ça ñu ne ñun ñi ngi liggéey
deuxième cas bi ñuy abordé mooy kaaw Mame Matar Gueye nee naa leen duñu dellu si waat ci kàddu yu mu yëkkati woon parce que ñun de en tout cas bu amee ci sujet yi nga xam ni dañ ci sensible trop mooy lu jëm ci wàllum diine wala waasoo parce que comme ni ñu amee habitude di ko wax réew mi kenn mënu koo defar ci xaajaloo wala boddi wante Sénégal ñu ngi koy defaree ci ku nekk nangul sa morom li mu gëm ci wàllum diine nangul ko itam fi ko yàlla boole muy xeetam parce que yàlla moo xool ku ko neex mu tànnal ko juddu ne la fii ngay bokk donc bu ñu dellu lépp ci borom bi rek problème du mës a am suñu biir li Mame Matar Gueye waxoon nag ñun gëm nañ ni buñ ko joxaatoon micro dootu ko waxaat def na lu ñu naan erreur de communication te amaana ba mu doon yëkkati kàddu yooyu noonu tur ya mu doon lim bu ci boole woon ay tur yoo xamante ni nee nañ ay tur musulman la coow du am mais xëy na lu tax communauté chrétienne bi mer ci te loolu lu jaadu la mooy li mu cité ay tur yoo xamante ni boo demee ci bible da nga ko fay fekk c'est des prénoms saints te amaana moom Mame Matar Gueye bàyyi ci woon sax xel kon jàpp nañ ni dafa juum te liy dëggal ni dafa juum mooy moom Mame Matar Gueye am na humilité baalu àq nangu ni dafa juum baalu na àq waa jàngu bi te loolu néew nañu koy gis ci ñi nga xam ne ñoo ngi wax sénégalais di leen may nopp gis nañ fi bataay yi nit juum ci ay kàddu wala doxalin mais am na rëyu ni dama juumoon maa ngi tuub maa ngi jégalu te loolu Mame Matar Gueye am na humilité am na woyofu def ko baalu àq ñi nga xamante ni jàpp nañ ni daf leen tooñ ci ay kàddu lenn rek lañ ciy ñaawlu mooy ñoo xam ni li Mame Matar Gueye doon xeex muy série yu bon yi neexu leen woon ñu bëgg cee woon profito pour jaxase ko àdduna am na ñu doon partager vidéo bi Mame Matar Gueye juumee woon ci kàddu mais li taxoon ñu ko doon partager vidéo boobu noonu c'est parce que Mame Matar Gueye moo leen neexul yàqamtiwuñ lu dul mu def njuumte ñu weer ko ba dootul jarati dara ci biir réew mi ay iblis lañu yor melokaanu doomi aadama maanaam Sénégal mooy réew mu spécial maanaam li xew Sénégal amul benn réew chaque fois dañuy tromper wu cible ñun duñu xeex ñi nga xam ni danger lañ ci société bi yàq réew mi moo leen tax a jóg déedéet ñun ñan la ñuy xeex mooy ñi fi nekkal askan wi ñooñu la ñuy fexe souvent éliminer pour que ñu noppi ñun d'accord nañ ni Mame Matar Gueye dafa def erreur juum na te gëm nañ ni képp kuy chrétien te tënku ci njàngale yonent yàlla Insa nangu nga ko njéggalam ndax bu ñu fàttalikoo rek bu ñu sukkandikoo ci njàngale Yeesu Krista bi ñu koy crucifié jàpp ni dañ koy toroxal yonent yàlla Insa waxul suñu borom alakal ñi nga xam ne ñoo ma def jëf ji Jésus dafa ne Père pardonne-leur yàlla baal leen car ils ne savent pas ce qu'ils font ndax xamul li ñuy def kon ñun gëm nañ ni bépp chrétien bu bible bi doon sa référence baal nga Mame Matar Gueye mais seytaan yi nga xamante ni ñoom duñu sax ay chrétien waxi Mame Matar Gueye bi yëngalu leen li jënduwuñ ko sax mais défendre série yi nga xamante ni boo yeewoo tuuti ci àdduna wala ñu yar la amoo dara lu ci mën a jàngee défendre série yooyu noonu moo leen jaral ñu yàq Mame Matar Gueye na leen leer ni nag seen campagne de manipulation boobu noonu du jàll bépp pexe bu ngeen teg daal leen ci topp bu mu sës ndax lu mu leen jaral benn jaral nañu ko fukk. poñ bu mujj bi ñuy jeexalee mooy lu yàggul benn journal de la place muy Les Échos bu ñu attaqué et d'après les informations ay Moustarchidine ñoo ko def gannaaw bi journal bi ne seen njiit muy Serigne Moustapha Sy dafa amee Covid-19 ba mi ngi hôpital principal. tout d'abord dañuy dénoncer attaque bi bu dee ne ay taalibe ñoo ko def parce que du yoon léegi nag bu ñu ñëwee ci fait yi maanaam xibaar bi journal Les Échos joxe ne Serigne Moustapha Sy dafa amee Covid-19 bu ñu jëlee ñaari sources yi nga xamante ni ñoom rek ñoo mën a dëggal wala weddi information boobu noonu ba léegi amul dara lu koy dëggal li coow li baree bari benn autorité sanitaire àdduwu ci waaye itam Serigne Moustapha Sy ci page Facebook am weddi na information bi léegi bu loolee lépp weesoo gannaaw ba ñu ñaawluwee attaque bi am biir Les Échos du yoon d'ailleurs instant bii nii am na ñu yoon teg loxo mais bu weesoo loolee lépp indignation bi ak ñaawlu bi est-ce que jotul tamit ñu xool information yenn journaux yi di joxe parce que bu ngeen fàttalikoo journal bi ñu attaqué bërki Dembo Ndiaye muy Les Échos ñoo titré woon au mois de mai bi ñu weesu que ay takk der agressé woon nañ leen ba gaañ leen fële nga xam ni mooy Caaroy ñetti mbaar alors que dara nekku ci dëgg journal bii moo ko waxoon ay policiers ñoo dugg kër famille ñing agressé leen dóor leen di leen diri ba jàpp ñaar ci waa kër gi yéen a ngi fàttaliku vidéo bi ñu ci defoon journal Les Échos dem sax ba utiliser photo kenn ci waa kër gi te ñu agressé woon ko ne moom mooy policier bi nga xamante nii dañ ko agressé te lépp di ay sos di ay wax yoo xamante nii ñoom ñoo ko créé toute pièce kon journal bi nga xam ne mooy Les Échos ñoom dañoo tàmm créer ay information moo tax mënuñu leen accorder benn crédibilité depuis histoire bi ñu créé woon ak famille ñing sosal leen waxal leen loo xamante nii daraamu ci maanaam ñoom tàmm nañ yii te li ñu jaaxal mooy lan moo tax association yi ëmb journalistes yi ñoom ñi nga xam ni bi ñu agressé Les Échos jóg nañ bind ay communiqué ñaawlu ko taxawu leen lan moo tax association yooyu noonu
bu journaux yi wala ay journaliste créé ay information maanaam joxe ay xibaar yu wóorul di wax loo xamante ni dara nekku ci dëgg lan moo tax ñoom duñ ci mës a àddu maanaam njombe yi média yi di def ñoom seen yoon nekku ci mais boo laalee benn média ñoom ñëpp jóg di kaas te ñun jàpp nañ ni la meilleure façon maanaam anam gi gën pour protéger journalistes yi ak médias yi mooy di leen artu di leen rappeler éthique ak déontologie ku juum ñu avertir la boo dëgëree bopp ñu nangu sa carte de presse teg lay daan wala sanctionné média bi ngay liggéeyee. bu loolu amee non seulement journaux yi kenn dootu ci joxe ay information yu wérul parce que boo ko defee xam nga li lay xaar mais aussi kenn dootul attaqué benn média ndax dalay leer ni benn kuréel mi ngi ci wet gi di leen teg ay daan. donc li xewoon bërki démb Les Échos donte nañ koy ñaawlu kenn warta fajal sa bopp mais association yi nga xamante ni moo ëmb journalistes yi am nañu rôle bu mag a mag bu ñu war a jouer pour assainir milieu presse bi te loolu seen intérêt la parce que mooy tax ñu joxaat gëdd journaliste ci biir réew mi ba kenn dootul laam-laamee seen liggéey kenn dootu leen manquer de respect gëdd bi journaliste amoon wala média ndax bu njëkk bu xibaar musaan jëpp ñëpp dañ naan nañu xaar ba journal wax ko journal moo nekkoon fi nit ñi daan jublu pour xam li dëgg la wala du dëgg mais bu ñu demee ba tey journaux yi raar nañu ci am crédibilité association yi ëmb journalistes yi ñoo war a xoolaat seen bopp assainiraat milieu bi ba yu mel nii dootul amati donc jàngat bi tey loolu woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje beneen yoon ci beneen jàngat jàngeen jëf